lu mu tuuti tuuti ñu bokk li nga xam ne xam nañ ko ci ndaw ñi nu ñu mën a def ba réussir ci entrepreneuriat. conférence bi ñi fi toog ci table bi yépp mën nañ koo def parce que du dara lu dul partage d'expérience. damay féliciter la JPS parce que parti bi li mu laaj mooy animation ma gis fi lu dal xel muy reconnaissance mooy woo ay nit di leen ndokkeel wala di leen remercier ci seen coono wala ci seen njàmbaar ci liggéey bi ñu leen dénk muy valeur bu am solo ci ànd bi ñu boole. ngeen di ay ndaw ci seen biir bu amee ku def loo xam ni lu jar a tàccu la tàccu leen ko. je pense que ndaw ñi dañu soxla ñu di leen valoriser et que loolu bu demee ba nekk culture ci seen biir rek mën nañ ni tey mën nañu am yaakaar ci jeunesse boobu. dañu ma sas ngir ma waxtaanee li nga xam ni moom mooy entrepreneuriat des jeunes ñun nag Sénégal dañ ñoo tàmm di nax naan ñu ay entrepreneuriat des jeunes ay DER ay xawma émergence muy ay concept yoo xam ni ca ministère yooyu rek la yam. xam nga entrepreneuriat des jeunes mën nañ koo définir fii rek yam ci mais dañoo bëgg tey waxtaane li nga xam ni ndaw bi noonu la mën a def ba nekk entrepreneur muy cours boo xam ni mën nañ cee wax ci développement personnel xam naa du lépp la ñu mën a wax fii dañ ko waroon a projeter mais temps bi duñu ko may mais li ëpp solo dinañ ko partager ak jeunesse bi ak jigéen ñu fi nekk. le président Ousmane Sonko dafa waxoon bi muy lancer le livre solution baat boobu duma ko mus a fàtte nañ ci bàyyi xel. mu ne réew mi bis boo leen ma ko joxe bàyyi kook man kese mënuma koo defar. maanaam dafa soxla tey bu ñu ko gungee ba mu jot ci réew mi mook les collaborateurs askan bi jàppale ko ci liggéey boobu parce que réew du benn nit moo koy defar ña fa dëkk ñoo koy defaral seen bopp. démb dama jël benn exemple ma ne ndaw ñi da ngeen di def heure boo leen yeewoo ngeen defar seen néeg ba mu set ngeen bañ cee xaar kenn. bu ko ne defaree sa néeg ba noppi ñun ñëpp ñu àndandoo defar kër gi bu ko ne defaree sa kër jomaay ñu génne ko ci mbedd bi mais ñun ñëpp génn ñu àndandoo defar koñ bi buñ ko defee rek réew mi naat. je pense que politique bi nga xam ni le président Ousmane Sonko moom lay woote ak le parti Pastef les Patriotes mooy rupture ci ni ñu yore suñu ay institution rupture ci doxalinu réew mi mais loolu yëpp ci ay comportement la njëkkee. donc nañu exigeant ba pare envers nous-mêmes. je pense que c'est très important. cours bi dafa am lu ñu taxaw seetlu ci ndaw mooy ñoom dañu am difficulté pour di gis njariñ ci njàng mi ñu leen di njàngal université wala ci daara yi gën a jege. da nga ciy gis koo xam dañ koo orienté espagnol mu nekk université def fa juróomi at mu génn xamul sax lu mu war a def ci àddinaam. wala koo xam ni dafa bëggoon a def droit ñu orienté ko sociologie ma ngay jàng rek moom bu noppee sax xamul lan la war a def ci àddinaam. dem nañu université jël benn échantillon d'étudiants ñu laaj leen boo leen jàngee ba noppi lan ngeen bëgg a def mais xamuñu ko parce que dañ ñoo gëmloo ni enseignement général mooy tax boo noppee nga am qualificatif dañuy nax. bari na tey loo xam ni ñu ngi ñu koy jàngal c'est de la connaissance générale dafay tijji suñu xel rek mais jamono ji li mu laaj mooy ay compétences un savoir-faire loolu mooy développer am réew.
am na ñoo xam bi ñu amee seen diplôme ñi ngi kaas naan ñoom ñi ngi dans le chômage mënuñoo fexe ba am liggéey mais Dieyte entreprise yi ay compétences la ñuy recruter. li nga xam ni moom la ñuy gëmloo ndaw ñi ay boo jàngee ba pare ay boo demee ci entreprise yi dinañ la jël nga liggéey wala bari na tey ay théorie yoo xam ni moom lañ ñu doon enseigner mais yéen ñëpp mën ngeen a seede ni bi ngeen jàngee ba noppi lañ leen doon wax ci université yi bi ngeen demee dans le milieu du travail fekkoo leen ko fa donc dafa dem am décalage entre représentation métier yooyu ak li nga xam ni ñun bi ñu demee loolu lañ fa fekk mit amatul dara umpeetul aujourd'hui technologie bi yenn ñu ci lu bëri. beneen bi mooy ndaw ñi dañuy faral di xeeb seen bopp tey da ngay gis campagne jot ñu jël ay ndaw yàpp leen ci ay oto jox leen i t-shirt jox leen 2000 par jour ñu topp leader politique boo xam ni xamuñu sax fu mu soqeekoo nit da ngay gëm sa bopp dañu bëgg ndaw ñi ñu dellu ci seen ay valeurs je pense que loolu dinañ ci insister mais dañ ni li ëpp ci ay ndaw yi nga xam ni mënuñoo fexe ba réussir c'est parce que dañu desee gëm seen bopp ils ont une image très dévalorisée bari na ñoo xam ni tey pour ñu wax fii ak 5 ans li ñu mën a doon lu jafe la donc cours bi genre technique la yoo xam ni daf ñuy xettali sax c'est comme de la recherche pour que ñu mën a projeter wu dans le futur ci ñi nga xam ni dañu bëgg entreprendre mais méthodologie bi ci njëkk genre questionnement la genre questionnement de soi tey bu ñu ko temps bi mayoon dañuy def li nga xam ne ay exercice pratique yaakaar naa cours yi ñu jot a def yéen ñëpp fexe naa ba wax loo leen maanaam ku ci nekk ñëw taxaw fii daal ñuy wax moom mooy kan lu jafe la yenn saa yi nit ne man mënumaa wax sama bopp naan kenn du tàgg sa bopp non kenn waxu la nga tàgg sa bopp nit da ngay xam sa bopp ba xam yow yaay kan moo tax ñu ne il faut que ñu pousser ndaw ñi à ce que ñu poser wu une question qui est fondamentale ci seen avenir c'est le questionnement de soi man maay kan donc cours bi dinañu dimbali ñu susciter li nga xam ni mooy le premier questionnement ci suñu projet personnel et professionnel dina tax ñu mën a jël également contact ak ñi nga xam ñoo nekk dans le monde professionnel dinañ ci insister ci lu tuuti dina tax également ngeen mën a def li ñuy wax un travail documentaire tey boo nee da ngaa bëgg entreprendre ci wàllu mbay mais il faut nga dem gëstu lan mooy par exemple agrobusiness nga dem def ce travail de recherche doo doyloo sam xel il faut que nga dem gëstu li nga xam ni xëy na ay doomu réew mi wala doomu àddina bi jot nañ ko réaliser ba pare ci domaine boobu mën na la inspirer xëy na mën na la renforcer wala mën na dëggal li nga yaakaaroon ci domaine boobu ñu ne travail documentaire boobu xëy na mën na laa gindi sax ba yóbbu la ci ki nga xam ni déjà ci domaine boobu jot na ci réussir les grands entrepreneurs dañoo am ay mentor mooy ku la tane ci li nga jëm mën naa doon sax sa ndijaay ci wàllu buñ ko rattaché ci wàllu famille donc nit dafay am ku muy waxtaanal koo xam ni ci li mu nekk dina toog de temps à autre woo ko téléphone ni ko loo xalaat ci lii kat laa xalaatoon def suba wala ci yoon bi dama ci am ay gàllankoor loo may digal c'est pas parce que li mu la wax loolu ngay def mais doomu aadama surtout ndaw dafa soxla ku koy inspirer surtout mu doon koo xam ne tane na ko ci yoon bi nga xam ni moom la tànn pour jël ko mu am ñetti question yoo xam ni ndaw ñi fi nekk dañoo bëgg ñu bàyyi ko xel bi ci njëkk mooy qui suis-je man maay kan waxuñu buñ la laajee yow yaay kan nga naan man la Raku Jomaay maa ngi dëkk Fuuta sama maam marché lay jaaye loolu taxul nit ñi xam yow yaay kan
mooy nit yi xam lan mooy sa personnalité parce que am na nit yoo xam ne tey boo leen gisee en fait li tax nga mën a leen a ràññee seen ay qualité ci leen bokk donc yow yaay kan c'est une façon nga xam sa ay qualité ak sa ay défaut nga xam sa ay prédisposition ba xam fooy teg sa tànk et que je pense que am na expérience bu am solo boo xam dinañ ci ñëw pour ndaw ñi mën a identifier seen vraie personnalité daf ci am benn groupe de jeunes boo xam ni dañuy faral di ànd mais bokkuñu culture bokkuñu yar bokkuñu fu ñu jóge mais am na lu leen boole rek souvent amitié dina tënku ci circonstance ñoom ñu ànd demoon ci benn supérette bi ñu fa demee ne dañuy doxantu ci biir doxantu am ku am xalaat ne nañu sàcc ci bonbon yi nekk foofu mu am ci ñoom koo xam ne jigéen la dafa résistantoon daan ni non loolu bu ñu ko def loolu kenn yarewuñu ko loolu du suñu jikko sàcc baaxul elle a vraiment insisté pour soññu ay moromam pour ñu bañ a def loolu ndaw ñi ëpp ko làmmeñ ëpp ko doole forcé ko ci loolu bi ñu sàccee bonbon yi bay génn ci lañ leen kar ñëpp daw ba mu des moom ñu jàpp ko te amaana moom amul woon yéene boobu moo tax nit boo gëmee dara da nga ciy dem ba mu jeex bul nangu boo nekkee ak say morom ñu lay def loolu loo xam ne yow gëmoo nit dina construire àddinaam ci 40 ans mu xëy rek def benn erreur lépp yàqu moo tax c'est important ñu bàyyi xel ki nga xam ni moom la ñu doon beneen question bi mooy fan la ñu jëm ñun ndaw ñi am na ñoo xam ni ils ont choisi dem liggéey ci administration mais ñëpp mënuñu dugg fonction publique ñëpp mënuñu liggéey ci ay bureau tey ay doomu Sénégal ñi ngi nekk di réaliser de grandes choses dans le domaine de l'entrepreneuriat ñi ngi ci mbay mi xëy na suñu ay politique bàyyeeguñ leen xel parce que également gëmaguñ suñu ay doomu réew li ñuy liggéey et de préférence bu ñu xoolee ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi la yeneen yi réew yi defar moo leen gënal li nga xam ni doomu réew mi ñoo koy def mais loolu am nañ yaakaar ni dina fi jeex beneen bi mooy quelles sont nos valeurs buñ ko ramener dans le cadre du parti lan mooy les valeurs de Pastef kan moo fi xamul les valeurs de Pastef ci salle bi ñun li ñuy woote franchise daf ci baax boo xamul da nga naan xamoo amul lenn loo xam ni mus nañ cee dégg le président Ousmane Sonko mu wax ko ci amuñu firnde lu mu musaana wax daaw ren nit ñi ñu ngi naan daaw de waxoon na ko je pense que c'est très important valeur u Pastef bi ci njëkk mooy le patriotisme mooy bëgg sa réew réew mi mënuñu koo defar te amuñu ci cofeel mënuñoo toog fii di xaar kiy defar réew mi di jóge ci asamaan si di ñëw day laaj farlu nit ñi takk seen digg wàcc ci kër yi waxtaan ak nit yi mobiliser wu et je pense que bu kenn yaakaar ni moom kese mën naa defar gox ba mu dëkk moo tax lii ñu nekk nañu ko gën a yaatal fexe ñëpp dugal ci seen loxo beneen valeur bi ci topp mooy liggéey jaamu yàlla la suñu borom moo ko santaane rawatina mu doon loo xamante ni nii tey en fait réew mi moo ko laaj mënuñu nekk tey par exemple ci réew moo xam ni li mu am ci ay ressources yeneen réew yi nga xam ne sax ñun moom la ñuy jël en référence amuñu ko donc li tax ñoom ñu raw ñu c'est parce que dañoo desee am pas-pas ak Pastef ci suñu ab réew maanaam liggéey moo ñu manqué tey gis nañ un peu partout jeunes Pastef yi di organiser wu ci goxaat yi muy message bu am solo di bale di defar ay jus di jéem a inspirer seen ay yeneen marem ci civisme ak citoyenneté te loolu message la boo xam ni war na en tout cas dalal xelu askan bi yëpp que ñooñu bu ñu leen joxee seen ab gox dinañ ko defar te loolu ñu di leen gis ñu di ko def
seen ay moyens bopp lañ koy defee donc Pastef ni askan bi da leen di woo ci liggéey ki nga xam ni jotagul ci réew mi di soññ ay ndawam ak ay jigéenam ci liggéey kooku boo ko joxee réew mi mën na koo defar beneen valeur bi mu nekk éthique maanaam ci tubaab mooy esthétique dedans mooy nit ku set mooy nit ku sell te loolu bu ñu bëggee exemple jaruñu di ko uti feneen mën nañu jàpp ki nga xam ni mooy le président Ousmane Sonko donc beneen valeur bi également di la fraternité bu ñu bëggee defar Joal il faut que ñu bokk ndey ak baay amul bu ñu toogee di tàggante li Birame Souleye di wax bu ñu wéetee di yàqante il faut que ñu yéetante jàmm même bu amee kenn ci suñu biir ànd koo xam ni sax dafa juum ñun bu ñu génnee nañ ko défendre je pense que c'est très important donc valeurs yi nga xam ni tey boo bëggee entreprendre da nga koy am c'est d'abord ay valeurs la yoo xam ni c'est des qualités humaines jom fit fulla te loolu daf ñuy delloo ci li nga xam ni mooy valeurs yi nga xam ni Sénégal ñi ngi koy way mais ci seen ay doxalin dese nañ koo gëm qui suis man maay kan fan laa jëm ak lan mooy samay valeur li nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñëpp li nga xam ni moom la ñu yare li nga xam ni tey mënul ñàkk ci ñun pour que ñu mën a réussir li nga xam ni moom la ñu bëgg individuellement wala collectivement donc tey bu fekkee dañu bëgg entreprendre en tant que jeune il faut que d'abord ñu mën a réaliser li nga xam ni mooy suñu bilan personnel mu nekk ay caractéristiques yu fondamentales il faut que ñu am motivation ci li nga xamante ni nii bëgg nañ ko def tey da ngay gis ndaw boo xam ni daf ni dafa bëgg a entreprendre mais bu xëyee rek mi ngi sol ay dàllam dem ci terrain de football bi bu ngoonee mu dem ci grand place bi di naan ataaya dafa am loo xam ni dañ koy sas à chaque fois ndaw ñi dañ naan leen si tu veux atteindre une destination maanaam bu fekkee dafa am foo bëgg a yegg il faut nga jaar ci yoon bi lay yeggale foofu donc bi nga xam ni moom la ñu bëgg a insister mooy ndaw ñi ay tegtal la nañu dellu gëm seen bopp la confiance en soi mu nekk facteur bu fondamental ci ki nga xam ni dafa bëgg un jour mu réaliser un projet personnel il faut que ndaw ñi ngeen am autonomie il faut pas que à chaque fois ngeen bëgg a dépendre ci nit tey am na ñu nga xam ni ils sont partis de rien soo jëlee exemple am na ku ñuy wax te mu doon jaay ay picc jàllo picc ci ay picc la commencé doon jaay tey am na jeunes yoo xam boo leen doon jaayloo picc ñu ne la waay ñoom pour ñoom il faut que nga yor ay milliards pour mën a réaliser de grands projets gis nga ndaw ñi nga xam ne tey ñoom laa àndal ci délégation bi ci formation laa leen xamee woon maanaam dama musoon a doon def formation boo xam ni ñoom ay bénéficiaires lañ foofu la suñu relation ak ñoom jaare keroog mu am benn programme bu amoon bu soxla woon ñu former 25 jeunes en aviculture ñoom ñu boole leen ci bi ñu paree formation dañ leen a mayoon ay poussin ak lu nga xam ni mën nañ ci démarrer seen entrepreneur laaj leen ñoom ginaar yi nga xam ni commencé woon nañ ko jaay nañ ko ba jël seen bénéfice ba commencé réinvestir ci leneen donc à partir de 50 000 mën nga dem jënd ay nen par exemple je pense que ça dépend ci yow ci vision bi nga am ci entrepreneuriat c'est pas parce que Diayté moom li mu réussir man forcément loolu laa war a def pour réussir ko parce que lépp mi ngi dépendre yow ci passion bi nga am
mën nga def formation en médecine nga génn am sa diplôme mais mën na fekk nga am passion ci leneen. Donc entrepreneuriat il n'est pas forcément dit que li nga orienté wu ba am ci diplôme rek ci loolu nga war a réussir. Donc dañu bëgg ndaw ñi am autonomie ci li ñuy def ku leen di dimbali mu fekk leen ci loolu mais ñu bañ a dépendre ci ay nit wala ci ay institution yaakaar ni loolu rek moo mën a tax ñu réussir. ñu bëgg ndaw ñi dans le cadre de l'entrepreneuriat ñu am ay initiative ñu am ay ambition di également di jël initiative de nouvelles choses parce que am na lu ñuy wax dans le cadre de l'entrepreneuriat lu ñuy wax océan bleu. Océan bleu mooy tey nga fekk ñëpp di jaay ginaar wala ñëpp doon jaay soble wala ñu di ko bay nga ne man damay ñëw pour bay soble mais du ma ko defee comme ni ko entrepreneur yi fi nekk di defee damay jéem a indi li ñuy wax de la propriété intellectuelle loo xam ni day am un caractère innovateur. mën naa jël exemple ci ñi nga xam ni yàggul tuuti dañoo commencé ni ñoom dañuy bay soble dañoo dem daal di gëstu daal di indi li nga xam ni moom la ñuy wax œil de dinde. œil de dinde mu nekk un pesticide naturel boo xam ni boo koy bay boo ko defee ci booy def semence yi boo ko ci defee dootul def ngay def engrais et puis loolu day tax booy togg soble bi dafay réduire le temps de cuisson tey ñun ñëpp xam nañ ni Ngagne Mbaye toggam dafa yàgg te dafa am ndox mais pesticide naturel boobu day tax togg bi du yàgg te dina la épargner ngay def ay engrais te ñun ñëpp xam nañ effet engrais ci yaramu doomu aadama kooku mu daal di dem daal di uti ay sac yoo xam ni dafay am ay tablettes incorporées day tax saaku bi bu benn soble yàqoo du tax soble yëpp yàqu c'est-à-dire que entrepreneur yi il faut mu am un esprit créateur et innovatrice. Donc moo tax ñu ne dans l'initiative il faut que ñu bañ di toppandoo rek mais mën nañu def li nit yi di def parce que loolu la ñu bëgg suñu passion la mais ñu am innovation gis nañ ay doomu réew mi di ko def. Donc am na tey loo xam ni bu ñu ci góorgóorloo rek dinañu fekk forcément ay nit yu ñu ci fekk di ñu ci jàppale. ma jël benn exemple anecdote lay doon du ma guddal. dama nekkoon ci benn société pour ne pas à chaque fois di wax dama ma xëy ne damay bàyyi parce que li ma doon fayeeku weer su ma ci fayee loyer Dakar ma jox sama soxna dépense du ma ci mën a dimbali samay waajur wala boog du ma ci mën a réaliser de grands projets plutôt ma xëy décider ni damay quitter entreprise pour créer sama société boobu bu njëkk mi ngi tuddoon Natango service amaguma local awma budget c'est très important awma local awma budget damay xëy Ndakaaru yenn saa yi ñeent fukk laay xëyee ci lay paas pour dem fi ma jëm du ma xamagum nu may def pour ñibbi sama kër et pourtant maa ngi doon am weer lu mu dee loo xam ne dinaa ci fay weer location jox ci sama soxna mais dañu soxla ndaw ñi ñu am ambition di xool fu sori yàlla def comme ci wàllu numérique lañ nekk di def ay support de communication ñu amoon benn client boo xam ni dafa dem jàngi France ñibbi ci Sénégal di doomu réew mi biñ ko defalee plaquette de présentation bi ba noppi ñu garder la relation ñu toog lu yàgg déggantewuñ jomaay mu wooma ni ma góor gi na nga def bàyyi ngi ci jàmm dama laa gëj a gis doon la seet boo amee temps ñëw fi ci laa dem ci bureau am seeti ko mu ne ma fan nga nekk ma ne ko amaguma local maa ngi góorgóorlu mu daan ni dama bëgg nga ñëw fii Maris ma jox la ay bureau boo ñëwee ba ma jox la ay bureau ba noppi dama la koy équiper maa lay jox machine fixe pour sa équipe maa lay jox ay ordinateur portable ba pare maay jël sama xaalis financer la pour nga développer say projet li tax loolu parce que dañoo toogoon ñu waxtaan ak moom ci suñu bëgg-bëgg kooku ba fii may wax nii moom mooy jël ay millions te doomu réew mi la xaaru ci dara di ko investir ci suñu entreprise tey
ça nous a permis ñu développer benn plateforme boo xam ni dinañ xaw a defaale marketing boo xam ni day def e-commerce comme à l'image de Jumia pour que tey boo bëggee jënd fëgg jaay wala téléphone portable wala loo bëgg jënd mën ngaa toog sa kër jënd ko ñu livrer la ko te doo ci déplacé wu. c'est très important nit di nga nekk ci dara nga am ci gëm-gëm nit fekk la ci dimbali la ci ba yàlla def li nga bëggoon nga mën ko réaliser et il est important que ndaw ñi xam ni ci li ñu gëm nekk ci rek ci la leen yàlla mën a jàppale.